Fatou Gaye ak doomam soxna Ndeye Khady Fall moom Serigne Cheikh Ndigal Fall ak soxna maam tuuti ak soxna maam tuuti moom ak suñu baay Samba Diaw mii ak moom suñu baay Samba Diaw mii ak soxna Bintu Masamba ak soxna Bintu Masamba ak mama Mbodj ak mama Mbodj doomi soxna Daba Gaye ak soxna Daba Gaye mama Mbodj doomi soxna Daba Gaye soxna mama Mbodj di sëtu alaaji maam bu Mamadou Kunta di doomi soxna Daba Gaye ak délégation bu mag ak délégation bu mag daayira maam jaara ca parcelle daayira maam jaara ca parcelle ak daayira mairie bi ak daayira mairie bi ministre de la femme ministre de la femme soxna Fat Diané soxna Fat Diané délégation bi mu yebal délégation bi mu yebal nee na ko lépp sa loxo nee na ko lépp a ngi sa loxo nee na daal ñëw na soxna nen ne ñëw na ku mu am ak ku mu am jërëjëf Serigne Mamoun Lo Gaydel soxna nen ne léegi lay sant Serigne Cheikh Abdou di ma déewaat ne ma sant ko suñu bàjjan la suñu xarit la nit ku yiw la ku mën a jàpp la te yàlla rek tax soxna nen ne nag dafa yor jikkoy yaayam soxna Bintu Masamba waajuram yor jikkoy maamam Cheikh Massamba faaxal afadila ahlal joodi wal karami Cheikh Massamba Mbàkke kasirul ilmi wal xikami sama may lépp ci sëñ Tuubaa di léppam kon jërëjëf gay waaw soxna Mariam mu nag teew na di doomi Cheikh Moustapha am Serigne Saliou ak soxna Daba Fall mum Serigne Mor Talla Fall mum Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Mariam mum Cheikh Moustapha jërëjëf Mbàkke yàlla waaw soxna Ndey Koddu Jeng ñu yàgg lool muy nit ku baax di nit ku yiw di jàmbaar juy liggéeyal soxna Jaara waxtu nekk kon Cheikh Abdou li mu def làmbatuwu ko di jàmbaar joo xam ni waxtu nekk day sonn ci soxna Jaara kon ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax soxna Ndey Koddu yaa ngi ñi nga àndal moo jiite aar suñu njaboot moo jiite aar suñu njaboot ànd naa ñëpp Serigne Cheikh Abdou Lahad sa bàjjan soxna maam Marème Gaye nga xam ni sa yëpp laat lay tàmbalee ak nañ ko sorxo bis bi kenn du ko def noonu ndax baas bi li tax sëñ bi baas ko sëñ Muntaxa ko jox ndigal ngir ñu dajale ci addiya yoo xam ne daa jëm Poroxaan kon ñi mu woo ba ñu ñëw yëkkati addiya jëm Poroxaan def ko ci bis ngir ñu war koo jébbal Serigne Muntaxa te sunu wéyjur wii du sunu sëriñ di sunu yaakaar toog kenn du ko mën a sorxo nag wax dëgg yàlla ndax nag bis bi danoo woote ngir dajale addiya ju jëm ba Poroxaan léegi nag soxna Gàmmu Jóob mii jëwriñu Masaalik ay mbokk ma ngi nii toog ci njiital sëñ Mbay Njaay waa kër baayam ñëpp ñëw nañ kenn desul nee na ñoom ñi ngi sagoo Adja Gàmmu di ko bége ndax lii mu liggéey ba am cër bii ci jumaa ji am ko ci Ndakaar am ko ci Masaalik nee na loolu seeno bu sag la ñoom ñëpp kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm Alaaji Seydou nag yow la ñuy jébbal kàddu gi ndax marraine bi di soxna maam Fatou Mbacke mu sëñ Sidi mu sëñ Abdoulaye daa ñëw ànd ak une forte délégation ma bëgg Alaaji Seydou nga lim délégation bi ndax bis bi moo ko tax a dagg tukkeem Italie ñëw Sénégal ngir fekkee ko ànd ak borom këram ak jaamam bu baax bii di soxna musli ne bismillah mbooloo mi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar maa ngi jiital ci sama nuyoo ak ci sama siyaar kii nga xam ne tey fii ci jotaay bii moo fi teegal Cheikh Mouhamadul Mountakha góor yàlla Cheikh Mouhamadul Mountakha la xalif général kullu murid muy Cheikh Mouhamadul Mourtada doyoon na sëkk Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne baayam a ngi toog mu woote bis mu toll nii di ko waajale màggalu gi nga xam ne mooy màggalu maamam muy màggalu soxna maam jaariyatullaahi mu jël bis bi nag mare na ko jàmbaar jii nga xam ne moo toog muy soxna maam Faati Xafoor man duma wax soxna maam Faati Siidi déedéet soxna maam Faati Xafoor moom sëriñ Siidi moom Cheikh Abdou Lahad soxna maam Faati Xafoor moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad bi muy ñëw dafa ànd ak délégation bu mat délégation ngir xam ne magam xaritam wëllëram càmminam moo woote tey muy wàccaay soxna maam Jaaratullaahi soxna maam Faati bi muy ñëw ànd na xaritam borom këram sëriñam soxna maam Faati Cheikh Abdoul Khafour Cheikh Moustapha Cheikh Massamba waaye bi muy ñëw ànd na jàmbaar Serigne Jili Mbàkke Pofti waaye bi muy ñëw ànd naag tamit Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbàkke waaye soxna Maam Faati bi muy ñëw ànd naag Serigne Youssou Ndong waaye soxna Maam Faati ànd naag Serigne Taïba Sakho
ak sëriñ Saliou Thiaw ak sëriñ A Demba waaye sëriñ Modou Mamoun Lo Gaydel ak sëriñ Maam Cheikh Anta Babou waaye bi muy ñëw ànd nag jàmbaar yii nga xam ne dañuy kenn ci moom soxna Yumu Mbakke bintu sëriñ Moustapha am sëriñ Saliou borom jàppandal borom njurul borom ndooka borom njoowaan ki ci xay gi sa bàyyi sëriñ Saliou moo ne woon jox leen ma donga yi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa daan def ci mag ñi soxna Yumu Mbakke sëriñ Saliou waaye bi muy ñëw soxna si ànd nag koo xam ne day kenn ci moom di xaritam di soppeem di confidence am soxna Musli Sall moom soxna Assu moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké moom laa dal moo ne ci wetam soxna Musli Sall mu baax mi liggéey lay def jaamu yàlla dimbalee soxna Musli Sall waaye bi muy ñëw ànd nag kan jàmbaar ji nga xam ne day kenn ci moom di xaritam di loxoom di ki nga xam ne mooy Serigne Modou Mamoun Lo Gaydel moom soxna Bali Muntaka waaye Cheikh Abdou sa bàjjan soxna Bali Muntaka soxna Bali mi nga xam ne moom la sa baay bii Cheikh Mamadou Mourtada ne ko garam basam yow yaay marraine à vie bi soxna Bali mate ko lool soxna Bali Cheikh Sohaibou waaye soxna Bali borom fondation bu rëy bi soxna Bali fondation soxna Bali Muntaka soxna Bali wax ne sa bàjjan bis bii xam na ne yaa ngi moom rek ko ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha góor yàlla moo xam ne ki nga koy defal mooy sangam bu tedd bi ki nga koy defal mooy Serigne Touba mu Cheikh Mamadou Mountakha mu ne ñaan rek xam naa ngay sàkku ci moom waaye dane bis bii dana ko ànd ak yow ba mu jeex soxna Bali ne enveloppe bii ana Cheikh Abdou soxna Bali Cheikh Sohaibou borom fondation soxna Bali Mountakha soxna Bali Cheikh Mamadou Mountakha moo la jox enveloppe bii waaye soxna Fati Xafoor soxna Fati Serigne Sidi Cheikh Abdoulaye jàmbaar ci liggéey ngay def jaamu yàlla dimbalee sa baay léegi dana Cheikh Mourtada sa baay Serigne Sidi bég na waaye man mii sa baay Cheikh Mourtada bég naa soxna Fati Xafoor sa baay Cheikh Mourtada nee na sa baay Serigne Sidi bég na nee na man mii sa baay Cheikh Mourtada bég naa ndax bis bii mënoon nga koo jëf ni nga ko defee waaye soxna Fati Xafoor soxna Fati Serigne Sidi soxna Fati Cheikh Mourtada Mbacké moom Cheikh mu Abdoulahat Mbacké ah soxna Fati ci jom ji soxna Fati ci ngor gi soxna Fati ci liggéey bi yow loo joxe yaa ko moom yaa ko liggéey am nga jom am nga fulla am nga fayda am nga personnalité soxna Fati Xafoor sama xarit soxna Fati Serigne Sidi maamun wuyul soxna Fati Xafoor ah soxna Fati Serigne Sidi Baye Fall Miss Belal Baye Fall Miss Daaru Xafoor soxna Fati Sidi kii duma tàyyi di wax ci moom ndax jom ci ndax fulla ji ndax fayda ji ndax baayam moo ko gërëm mooy Baye Fallu baayam soxna Fati Xafoor soxna Fati Serigne Sidi soxna Fati Cheikh Abdoulaye soxna Fati Xafoor Seydou bismillah Seydou doo doon wax ci soxna Fati ba bis bi jeex du tax mu doy ndax Abdoul Ahad mii buñ tàntoon naan soxna Fati baax du tax mu doy ñu déglu ñu toog ñu ngi ñaan la ñëpp toog professeur bismillah ñu ngi ñaan la ñëpp toog soxna Fati li nga baax le kenn mënu la ko wax ci waxtu kenn mënu la ko wax ci heure ñu toog li am solo mooy ngërëmal wayjur te yàlla defal na la ko sa borom kër bee gërëm na la sa goro Adja Oumy Diène gërëm na la ñëpp gërëm nañ la yàlla guddal soo fan ñu déglu professeur Djibril Diakhaté Mbuub ñu déglu professeur Djibril Diakhaté baax na professeur auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci seen tur ak seen sant di ziar sëñ bi ak sang yi fi nekk yëpp di ziar mbokku taalibe yi dama xam naa dina xaw a metti ci ñenn ñi parce que comme dañu am ay gan yoo xam ni dañuy jógee Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk dafa doon baax ñu wax ci tuuti ci français ndax ñoom ñu mën a xam li ñuy wax lu mu doon waaw moo tax waxtaan bi may waxtaan ci Maam Jaara dama koy waxtaan ci français bu ko defee ñoom ñi comme ay gan lañu ñun xamante nañu ñoom ñu xam li ñuy wax lu mu doon je voudrais commencer par saluer les délégations qui sont venues de l'extérieur, les honorables invités et notamment ces distingués invités qui sont venus de Côte d'Ivoire. Vous êtes venus chez vous. Le Sénégal est un pays frère de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Sénégal. C'est le même pays, c'est le même peuple. Et ça depuis longtemps. Depuis Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, ces deux présidents qui étaient très proches l'un de l'autre
Et ça montre évidemment que ces deux pays-là sont des pays amis, sont des pays frères. Alors, il est question rapidement de faire un résumé sur Sokhna Diarra Bousso. Vous êtes venus pour une après-midi qui célèbre cette sainte personne que constitue Sokhna Diarra Bousso. Cette personne a vu le jour en 1833 et cette personne a fini son travail, comme on dit. Elle a terminé sa mission sur Terre en 1866. Donc Sokhna Diarra Bousso a vécu simplement pendant 33 ans. Mais pendant 33 ans, elle a eu précisément à mener une vie pleine. Le français dit que ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre d'années dans la vie, mais c'est la vie dans les années. Alors, elle a passé évidemment des années exemplaires, articulées autour de l'érudition. Je crois que c'est important. Elle a eu comme père Serigne Mohamed Bousso et comme maman Sokhna Asta Walo. Et là-bas au Fouta, c'est-à-dire précisément la porte d'entrée de l'islam en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, dans un contexte marqué par le bouillonnement de l'érudition autour de la science islamique, Sokhna Diarra Bousso est installée dans ce contexte-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, Sokhna Diarra Bousso est une sainte personne pétrie des sciences islamiques. Donc, à 14 ans, elle maîtrisait le Coran. Elle récitait le Coran à partir de l'âge de 14 ans. Donc, retenez essentiellement que du point de vue de la religion musulmane, elle a constitué un modèle, elle a constitué une référence. Par sa croyance, par sa piété. Par sa croyance, par sa piété. Elle était pieuse, elle a respecté comme elle a pu les règles canoniques qui organisent le fonctionnement de la religion islamique. Première chose à retenir donc, c'est que Sokhna Diarra Bousso est une croyante musulmane qui connaît bien la science islamique, qui connaît la tradition prophétique et qui a été formée dans une bonne famille, la famille de Mohamed Bousso et la famille de Sokhna Asta Walo. Premièrement. Deuxièmement, c'est que du point de vue de la conduite, donc si on laisse de côté maintenant les considérations religieuses, du point de vue de la conduite, Sokhna Diarra Bousso constitue un modèle dans un monde aujourd'hui en tourbillon. Vous savez mieux que moi que depuis les années 1989, nous sommes dans un monde qui est entré dans une ère de tourbillon. C'est la crise des idéologies. Le libéralisme qui a déterminé le fonctionnement du monde pendant longtemps a montré ses limites. Le socialisme qui a été en cours en Union soviétique et dans les satellites de l'Union soviétique, ce communisme-là a connu des problèmes à partir des années 89 et le monde a été plus ou moins désorienté. Il s'agissait à partir de ce moment-là de se dire quelle est la voie que l'on doit suivre pour sauver le monde de la désorientation. Parce que nous sommes dans un monde, dans une crise. Pas seulement une crise économique. La crise économique est peut-être la crise la plus simple. Mais la crise la plus compliquée, c'est la crise morale, c'est la crise des valeurs. Et nous sommes dans un monde qui traverse une profonde crise des valeurs. Que faire pour nous sauver de cette crise des valeurs? Nous avons trois auteurs qui sont des auteurs de référence. Le premier auteur, il s'appelle Maurice Bucaille. Je le dirai après en wolof. Maurice Bucaille a écrit l'islam, la Bible et la science. Maurice Bucaille, qui est un cardiologue français, a dit que moi, quand j'opère des cœurs qui sont des cœurs de non-musulmans, c'est des cœurs qui sont agités. Par contre, quand j'opère un cœur de musulman, c'est un cœur qui est plus ou moins équilibré. Et Maurice Bucaille est devenu un musulman par la suite. Neil Armstrong a marché sur la Lune. Et sur la Lune, il a entendu parler de l'appel à la prière. Lorsqu'il est rentré, il est allé en Égypte et il a entendu l'appel à la prière et Neil Armstrong s'est converti à la religion musulmane. Donc on a dit finalement que le chemin qui peut sauver le monde de la crise dans laquelle il est, c'est le chemin de l'islam. C'est le chemin de l'islam. Et dans ce chemin de l'islam, nous avons une référence qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est une référence, pas seulement parce que les Sénégalais l'ont dit ou que les Africains l'ont dit, mais parce que les Occidentaux eux-mêmes, dans un contexte de crise, quelqu'un qui s'appelle Philippe Couti dit « Le seul chemin qui nous permet de sauver le monde de cette situation de crise et de désorientation, c'est d'aller connaître l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. » L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa lettre réponse à Seigneur Abdourahmane Lo, cette œuvre-là s'articule autour de l'enseignement coranique et de la tradition prophétique. Or, Sokhna Diarra Bousso, et ça on le sait, aujourd'hui pour détruire une société, il faut passer par la femme. Lorsque la femme est détruite, la société est détruite. Or, Sokhna Diarra Bousso
a su garder les valeurs fondamentales de l'islam et les valeurs fondamentales de la société sénégalaise traditionnelle, disons de la société africaine. C'est la femme africaine ouverte, la femme africaine solidaire, la femme africaine généreuse, la femme africaine engagée, la femme africaine respectant son époux, ce qui lui a permis, effectivement, avec Mamor Anta Sali, qui fut son époux, de mettre au monde quelqu'un qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba et qui est une référence dans l'univers actuel. Je dis simplement que Cheikh Ahmadou Bamba, même si on met de côté les considérations religieuses, on doit être d'accord que c'est un intellectuel quand même. Un intellectuel qui a écrit des tonnes et des tonnes de livres. Et ces livres parlent pratiquement de tous les problèmes que rencontre l'homme dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un problème d'éducation. Les enfants, tout le monde le sait aujourd'hui, la référence, le problème éducatif est un problème mondial. Or, Cheikh Ahmadou Bamba a écrit des livres pour pousser les jeunes à être à la quête du savoir, pour pousser les jeunes à être à la quête de la vertu. Je voudrais simplement dire que lorsque les mourides parlent de ndigal, un collègue français m'a dit que le ndigal qui est important chez les mourides signifie l'ordre. Je lui dis non, le ndigal n'est pas l'ordre, parce que seul un dictateur donne des ordres. Le ndigal, c'est l'instruction, et seul un sage donne des instructions. Donc il est clair que de ce point de vue-là, le ndigal doit être traduit non pas comme ordre, mais comme instruction. Et une instruction, elle repose toujours sur un cadre de valeur. Lorsque quelqu'un veut tromper des gens, il les éloigne du savoir. Or, Cheikh Ahmadou Bamba ne nous éloigne pas du savoir, il nous demande d'aller chercher le savoir. Toute personne qui vous demande de chercher le savoir est une personne qui veut vous mettre sur le droit chemin. Cheikh Ahmadou Bamba nous demande de chercher le savoir, et Sokhna Diarra Bousso a été, elle, en ce qui la concerne aussi, une véritable érudite, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'elle a travaillé dans le sens d'une maîtrise parfaite de la science religieuse et notamment de la science islamique. Elle a récité le Coran à l'âge de 14 ans, elle a continué à travailler dans la science islamique, elle a eu une érudition autour de la science islamique et son comportement de tous les jours est un comportement qui constitue aujourd'hui un modèle pour les femmes de notre monde actuel. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que si aujourd'hui le monde est en crise, heureusement que nous avons un référentiel, heureusement que nous avons une issue, heureusement que nous avons un sauvetage, et il nous semble que ce sauvetage-là, en tout cas pour les femmes, c'est Sokhna Diarra Bousso qui a été exemplaire dans sa conduite, qui a été exemplaire aussi dans son rapport avec la religion. dama bëgg a tënk tuuti rek ci li ma wax ci français ci Sokhna Diarra Bousso mais tuuti rek ci lu gàtt xam nga ñu bëri dañu ni l'islam moom bu ñu koy wax dafa nekk diine boo xam ni rey rek lay indi tubaab bi ci bëri loolu la ñu xalaat dañ naan terrorisme la rek mais xam nga lan moo tax parce que dafa am ñetti tubaab yoo xam ni il faut ngeen xam leen ku njëkk ki mi ngi tudd Maurice Bucaille médecin la day faj xol cardiologue la maanaam xol bu feebar lay faj te ña dàq a faj xol ca France ca la bokk ma nga bokk ca académie française de cardiologie donc kooku ku ñu jox cër la foofu moom moo ni Maurice Bucaille boobu moo ni seetlu na ni saa yu opéré jullit su opéré xol ba day dal mais bu opéré keneen ku dul jullit xol ba day yëngu mu ni kon lii am na lu ci ne ci la jël fukki at ak ñett ci ab dundam dem jàngi ji alxuraan bi mu ko jàngee ba pare ci la tuub dem nekk jullit moom Maurice Bucaille boobu ki ci topp moom mooy Neil Armstrong dafa dox ci weer wi maanaam li tubaab yi di wax dañuy jël fusée sànni ko ci weer wi dañ koo jël mu njëkk a dox ca weer wi bi mu demee ci weer wa dafa dégg ñuy nodd ca weer wa bi mu ñibbisee dëkkam déggul ñuy nodd parce que foofu jàkk amu fa mu toog ay at daal di dem Égypte ba mu demee Égypte dégg ñuy nodd mu ni nodd bi laa déggoon ca weer wa ba mu waxee loolu ñu ni ko yow da ngaa dof daal di koy jàpp internet ko tëj ko comme dof ba noonu la faatu maanaam pour wan leen ni ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo dem ba ne nañu def nànk parce que diine l'islam dafa nekk yoon boo xam ne bu ko nit ñi nàmpee boo moytu ñun ci li ñu nekkoon dinañ ñu bàyyi dem toppi ji l'islam ci boppam loolu nag daf ci am kenn ku tudd Philippe Couti boobu kenn du ko fàtte Couti moom kenn du ko fàtte Philippe Couti boobu français la moom moo jàng lenn ci xasida sëñ Touba yi nga xam ne dañ koo traduire en français bi mu ko jàngee ba pare rawatina Masaalikul Jinaan moom Philippe Couti mu ni bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a gindiku bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a génn ci guuta gi ñu ne bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a baax fii ak fële nañu takk suñu ndiggu tegu ci yoonu Touba moom Philippe Couti moom moo bind loolu. waaw léegi nag kon soxlaatul wax parce que bu demee ba ki nga xam ni moom moo la doon jiingat moom ci boppam moom moo ñëw di def témoignage di def ay seede di wax lu rafet ci yow kon wax ji dafay jeex. donc loolu laa doon wax ak suñu mbokku ivoiriens yi wan leen ni nag ni Sokhna Diarra Bousso ci àdduna boo xam ni dafa am crise maanaam àdduna boo xam ni dañu dem ba
xam nga boo bëggee yàq société da ngay jaar ci jigéen ñi boo yàqee jigéen ñi rek yàq nga société ba tubaab bi xam nañu loolu boo yàqee jigéen ñi yàq nga société bi donc ñoom tey jii seen jógluwaay seen jubluwaay dafa nekk ni nañu def ba yàq jigéen ñi ma leen di xamal ni moo xam jigéenu Côte d'Ivoire la wala jigéenu Mauritanie la wala jigéenu Sénégal la bu fekkee ni dañu leen a bëgg a defaraat ba ñu nekk jigéen ñoo xam ni taxawaay ba ñu war a taxaw moom la ñu war a taxaw ci société bi nañu dellu mel ni Maam Jaara Buso parce que Maam Jaara Buso wane na ko ci xam-xam bi mu amoon ci diine l'islam mais wane na ko tamit ci jikkoom ak ni mu doon taxawee bis bu ne ci biir këram ak ci biir njabootam loolu laa leen doon xamal maa ngi jéggalu ci kàddu gi nga xam ne moom laa yëkkati asalaamaaleykum taxawal dafa am loo wax ci tubaab ci ordre ak instruction waaw loolu laa bëgg nga firi ko ci olof ba ñu xam ni sëñ tubaab moom li mu yor bokkut ak yeneen yi waaw dafa am benn tubaab bu ni ma tubaab bi daf ma ne murit ñoom dañuy joxe ndigal mu ni ndigal nag mooy ordre maanaam loo xam ne dañ la koo teg te sañoo koo bañ mu ni ma comme nag ñoom loolu dañ koo gëm dafa mel ni dañoo gëm koo xam ni ku leen di noot la parce que da leen di teg loo xam ni dañ koy sañ buñ ko nanguwul tamit dañ koy d'accord mu ni kon xëy na mouridisme nootaange la ñoo xam ne dañ leen di noot la ma ni ko tubaab nga waaye déggoo tubaab bu baax waaw parce que ndigal kenn du ko traduire ordre da nga koy traduire instruction maanaam ndégtal loo xam ne dañ la koo dégtal te ki la koy dégtal dafa am fu mu tegu moo tax mu dégtal la ko dafa tegu ci lu tegu dafa tegu ci sëñ Touba daf koo wax daf koo bind ci bataaxal bi mu ko bind sëñ Ndaam Abdourahmane Lo maa ngi tënk sama bopp ci li yàlla santaane te maa ngi am comme sëriñ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne ci loolu la tënk boppam bu la nee nañu jaar fii jaaral foofu parce que daf laa jaarloo ci yoonu siraatikal mustaqim donc ndigal kenn mënu koo traduire ordre dañ koy traduire instruction fi may terminer rek mooy dafa am benn sëñ Gueye mi ngi ma koy fàttali léegi dafa am benn man nag damay jàngale France damay jàngale benn université bu tudd Évry nekk ca France di jàngale fii ci Sénégal donc am na ay étudiants yoo xam ne ñoom ñëpp ay tubaab lañu te bëri na ci samay étudiants yoo xam ne yàlla xam na ni du man maa leen poussé du man maa leen soññ ñoom ñoo dem ba ni dañuy def gëstu ci mouridisme bëri na fi ñu jógee France ñëw fii di def gëstu ci mouridisme te yàlla xam na ni man soññu ma leen ci ñoom ñoo ci xam tuuti daal ni dañuy yeggale alors dafa am benn tubaab boo xam ni moom musul ñëw Sénégal bi mu ñëwee fii am colloque bu fi amoon mu ñëw sama bureau toog fa mu ni ma damaa bëggoon nga aal ma benn classe ma toog fa man kese parce que damaa bëgg a wéet ma dugal ko ci classe ba waaye classe ba dafa am photo Sëñ Touba ak photo Cheikh Ibra Fall moom bi mu duggee toog liggéey li muy liggéey ba pare mu daal di may woo ma ñëw mu ni ma waaw photo yi photo ñan lañu ma ne ko kii mooy Sëñ Touba kii mooy Cheikh Ibra Fall mu ni ma ñoom lu ñu doon ma wax ko ci li ma xam bi ma paree mu ni ma mais ñii man dama leen a gént bu yàgg te musuma leen a gis moom tubaab boobu musul ñëw Sénégal musul dégg sax ñuy wax waxi murit musul dégg sax ñuy wax waxi lislaam mu ni ñaar ñii ci photo bi man dama leen a gént te ba ma leen géntee ay at la ci ginnaaw noonu la mujjee dem Touba moom it tuub daal di nekk jullit waaw kon nag mi ngi noonu je crois que nous avons une référence c'est ça que nous avons voulu dire et cette référence encore une fois c'est Soxna Diarra Bousso au-delà de toute exagération parce que je crois que c'est important que xam nga bu ñuy wax ci mouridisme yenn saa yi dañ naan ñii dañuy daanu wuñu de man du ma daanu kat li ñu leen di wax ci xel lañ ko teg donc bi may wax ba léegi ay tubaab laay lim pour ñu xam ne mbir mi du ñun quoi tubaab bi ci seen bopp ñoom ñoo ko waxee noonu donc on n'est pas dans l'émotion on est plutôt dans le rationnel et l'idée c'est de montrer qu'aujourd'hui pour sauver le monde de la situation de déconstruction dans laquelle il est il faut retourner vers des références et parmi ces références nous avons Cheikh Ahmadou Bamba nous avons Sokhna Diarra Bousso je vous remercie de votre attention. Merci. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Je voudrais demander la permission à tous les guides religieux qui sont assis derrière moi, la permission à toutes nos mamans qui sont assises ici avant de commencer. nee na buñ ma ko mayee ma ñaan ndigal kilifa diine yi toog ci ginnaaw te mat li ñu doon ñaan ko soxna yu tedd yi bala maa yëkkati genn kàddu ma ñaan leen ndigal. Vous avez l'autorisation. Merci bien. Je prends la parole au nom du Cheikh Daba. maa ngi yëkkati kàddu ci turu Cheikh Daba. Du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly. maa ngi yëkkati kàddu ci turu Amadou Coulibaly bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu ministère de communication ak numérique ci Côte d'Ivoire.
de Madame Adjaratou Assetou Gon Coulibaly, qui n'a pas pu se déplacer aussi. ak soxna Assetou Gon Coulibaly mi nga xam ne dafa am ngànt mu bujjul mën a ñëw. Nous sommes à Dakar depuis vendredi avec une délégation que conduit le Cheikh Daba. ñoo ngi Dakar depuis ajjuma ànd ak délégation boo xam ne Cheikh Dabakh moo ko jiite. Une délégation de 6 personnes. délégation boo xam ni juróom-benn nit ñoo ko composé. Nous sommes à Dakar à l'invitation de la communauté mouride. sunu ñëw Dakar gi nag li ko waral mooy njabootu Cheikhul Khadim ñuy murid yi noonu invité. mu ne mi ngi doon wax ne agsi nañu Dakar depuis ajjuma. À l'invitation de la communauté mouride. yoonu murid bi nga xam ne ñoom ñoo ñu invité. Qui célèbre aujourd'hui la 20e édition. nga xam ne tey ñu ngi amal ñaar fukkeelu jataay. La journée culturelle Mame Diarra Bousso. ci jataay yi nga xam ne moom la ñu jagleel soxna Mariama Bousso Jaaratullah. Éminence guide religieux. mbooleem kilifa yu tedd kilifa diine yi fi toog. Mesdames et messieurs, autorités politiques et administratives du Sénégal. kilifa diine yi ak kilifa aaday réewum Sénégal. Monsieur le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. mi yow monsieur Amadou Coulibaly mi nga xam ne yaa yore lépp lu jëm ci ministère communication ak numérique. aurait bien aimé être aujourd'hui à Dakar. moom doon na am loolu xemmemteef ñëw tey Dakar. pour participer à cette grande journée d'enseignement. ngir bokk ci bis bi nga xam ne bis bu fees la ak ay jàngale. Également, Madame Assetou Gon Coulibaly. waaye tamit soxna Assetou Gon Coulibaly. qui est à Paris actuellement. moom mi nga xam ne dafa am ngànt jamono yi nekk Paris. aurait bien aimé également être ici. doon na am lool mbégte ñëw fii ci bis bi. Monsieur le ministre de la Communication voudrait dire merci. monsieur le ministre de la Communication mi ngi wax jërëjëf. au comité d'organisation de cette journée. mi ngi jaajëfal ñi nga xam ne mooy comité d'organisation bi amal saytu bis bi. qui a bien voulu le choisir comme parrain. nga xam ne wax dëgg yàlla dañ koo sagale def ko bàyyile ko bis bi. en le faisant, la communauté nous rappelle seulement les liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. bàyyile googu ñu bu ko bàyyile dafay fàttali rek jëflante bu am solo boo xamante ne bu ñu delloo ci taarix am na diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire. Depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu de problème entre Dakar et Abidjan. xam nañu ne jamono ju yàgg kenn musta dégg mukk jafe-jafe diggante Dakar ak Abidjan. En l'invitant aujourd'hui à Dakar, c'est cette tradition que la communauté renouvelle. loolu kon mooy dundal rek aada jooju nga xam ne lu rafet la diggante Sénégal ak Dakar invité gi ñu ko invité dafay dundal loolu. Il mesure l'importance de cette invitation et voudrait vraiment dire merci à tout le comité d'organisation. xam na dayoo invitation bi kon mi ngi tibb ci xolam ngërëm loo xam ne nii ak cant amul àpp jëme ko ci comité d'organisation bi. Le professeur Diakhaté, tout à l'heure dans sa conférence, mu ne professeur Djibi Diakhaté ci wax ji am solo ji mu wax léegi nii. nous a donné le sens de cette journée culturelle. wax nañu la nga xam ne dëgg-dëgg mooy sensu bis bi nga xam ne mooy bisu culture de Soxna Diarra. Quand le ministre a été informé et il a cherché à comprendre ce que contenait la journée. bi ñu ko waxee ministre bi doon na jéem a comprendre dëgg-dëgg lan moo waral bis bi. Les informations qui lui ont été données ont été confirmées par le professeur Djibril Diakité. mboolem xibaar boo xam ne ay leeral tegtal yi ñu ko joxoon ci bis bi li professeur Djibi Diakhaté wax daf koo dëggal. Vous voyez que je ne peux pas dire Diakhaté, je dis Diakité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit Diakité. nee na maa ko tey waxuma Diakhaté ndax Côte d'Ivoire ga mu jógee Diakité la ñuy wax moo tax ma ni Diakité. Nous avons appris également cet après-midi, à travers cette conférence, jàng nañ tey ci ngoon gii ci wax ju am solo ji nga xam ne wax nañ ko jàngee nañ ci lu bari. ce qu'a été la vie de cette grande dame, li nga xamante ni mooy dund gu barkeelu soxna su tedd soosu. la mère de Cheikh Amadou Bamba. wayjuru Cheikhuna Ahmadou Bamba. Nous avons des brèves notions sur les 7 principes qui fondent le mouridisme. am nañ ay tegtal yu gàtt rek ci juróom-ñaari tomb yi nga xam ne mooy kennu yoonu murit. Et nous pensons réellement qu'en associant les enseignements de Mame Diarra Bousso et les 7 principes du mouridisme, nous arriverons à régler un peu la crise sociale, la crise des valeurs que nous traversons. nee na xam gi ñu xam soxna Jaara bu ñu ci dollee juróom-ñaari tomb yi nga xam ne mooy kenn yëm yoonu murit danañu am joxoñ ñu leer nañ yoo xam ne lépp loo xam ne société bi mi ngi koy jàmbat incha allahu dana saafaraw. Le ministre se félicite de toutes les initiatives prises
parce que vous formez les jeunes filles surtout, vous leur apportez la connaissance, l'encadrement, afin que ces jeunes abordent la vie active avec beaucoup plus de sérénité. nee na mi ngi kontaan ci loolu rawatina jëf ji nga xam ne yéen a ngi koy def muy di former ndaw ñi rawatina jigéen ñi ndax jigéen ñi kat bu ñu leen defaree moom mooy defar nañu société bu jafe-jafe bu am mën nañ ko répondre. Le ministre se tiendra à vos côtés ministre bi dana ànd ak yéen chaque fois qu'il le pourra, jamono joo xamee ni jotam may na ko parce que l'éducation de la jeunesse lui tient également à cœur. ndax njàngum ndaw li ak seenu yar lu ko ñor la. Nous prions Allah noo ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala que tous les enseignements que vous donnez, mbooleem jàngale ak tegtal yi nga xam ne yéen a ngi koy joxe que tout l'encadrement que vous donnez mbooleem saytu gi ngeen di saytu gone yi ak di leen jubbanti di leen teg ci aw yoon profite à nos sociétés mu doon njariñul sunu société yi pour régler la crise des valeurs, ngir mu mën a régler mën a saafara li nga xam ne mooy yàqu jikko yi pour apporter la paix dans nos foyers, andi jàmm ci sunu biir kër yi à l'exemple de la vie de Mame Diarra, nga xam ne dañu ci sukkandikoo ci misaal mi nga xam ne dunduk soxna Jaara doon na ko nous éloigner du gain facile, rombale nu ci boo xam ne bëgg lu yomb la mooy am koom te amee ko ci lu yomb nous inviter au travail daan nuy xiirtal ci li nga xam ne mooy daan sodole muy liggéey pour une vie meilleure dans nos pays. ngir sunu réew yi suqali ko ngir ñu mën a nekk ci jàmm. Au nom de Cheikh Daba, kon ci turu Serigne Cheikh Dabakh je voudrais dire que Allah mette la main sur la communauté, maa ngi ñaan borom bi mu teg loxoom ci mbooleem njaboot gi ci mbooleem communauté bi. que Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, yàlla nanu yàlla may nu dégg ga gën sunu diine. que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. yàlla nanu yàlla doon ñu doon ay jullit yu xàqan yu dëggu ci sunu njullit. Le cheikh s'est senti vraiment honoré nee na cheikh bi kat lii mu def lii ñu ko defal wax dëgg yàlla rëy na ci moom lool am na ci honneur. en tant qu'invité spécial. ngir li ñu ko def mu nekk invité spécial. Il est un peu du Sénégal. nee na moom daanaka nag sénégalais la. Parce que tout à l'heure, il nous disait qu'il ne sait même pas combien de fois il est venu au Sénégal. nee na moom sénégalais ndax daanaka jàppatu sax ñaata yoon la ñëw Sénégal. Nous l'avons comme lumière en Côte d'Ivoire. yàlla dafa def joxoñ ñu ko mu doon lu mel ne ab lampe ci ñun ca Côte d'Ivoire. Mais cette lumière doit profiter aussi au Sénégal waaye lumière googu leer googu du yam Côte d'Ivoire dafa war a ñëw law ba Sénégal. et à toute l'Afrique. waaye itam law ba àgg ci Afrique bépp. Que Dieu accepte notre prière yàlla na yàlla nangu sunuy ñaan. et qu'il nous fortifie tous. yàlla na nu yàlla dooleel amin. Monsieur le ministre nous a chargé de remettre au comité d'organisation nee na monsieur le ministre daf leen a jox ndigal ñu jox ki nga xam ne mooy comité d'organisation bi. la somme de 2 millions de francs CFA. lim bu toll ci 2 millions. que nous allons remettre tout à l'heure au chèque. danañ ko jox léegi sëriñ bi. pour remettre au chèque Abdoulaye Mbacke. mu jox ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne moo ne ci bopp comité d'organisation bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu macha allah. génn nit ñii ñooy waa kër sëñ Abdoulaye mu ni waaw mu ni kii de moom keemaanuk sëñ Tuubaa la loolu nag di turu Cheikh Anta Samb di wax wala Mbuub di wax wala keneen di wax Cheikh Souhaïbou Mbacké moo wax ni kii keemaanuk sëñ Tuubaa la sëñ Abdou nag mooy lépp kon sëñ Gànna Mesere Mokhtar di borom xam-xam gëm sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa dimbalil la boppam jaare ko ci Cheikh Mouhamadul Mokhtar mii sa bunt mu dem ba jël doomam jox la ko kon sëriñ bi dafa mel ni garaat bu la sëñ Mokhtar doon takkal la boole la ak njabootam kon ñu jox la kàddu gi nga fàttali ñu soxna Murit Njaay moo fi teewal soxna May sëñ Abdoulaye borom dër bi tawab sëñ Abdoulaye borom dër bi ku ko fi teewal soxna Murit seeyaat na ci biir sëñ Modou ndax sëñ Modou mooy soxna May mooy sëñ Modou kon ñu jóglu sëriñ Gana Messere Mokhtar mu fàttali ñu ci sëñ Touba ak Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne mooy borom bis bi. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal mboolem kilifa diine yépp ak jullit yi di nuyu kilifa yu baax yu tedd yi nekk ci jataay bi di ko tàmbalee ki sëriñ Modou moom Cheikh Abdoulahi borom dër bi di ko ziyaara bu baax ñaan yàlla sunu borom
yàggal ko fi te wéral ko te ñàggal ay kilifaam ci kanamam. nuyu Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad ñaan yàlla sunu borom yàggal ko wéral ko. Cheikh Abdoul Ahad mi woote bis bi it noo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara ak mbooleem kilifa yi nekk ci jataay bi yépp di jégglu bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne sëñ Abdoul Ahad daf ko woote ngir ñëpp mën cee jariñu li fi teew ci ay mbokk ak i wóllëre ak i taalibe ak kilifa yu baax yi ci bis bii nga xam ne da koo jagleel maamam soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso ci waxtu wu ne mu di ko taxawal waaye it bis bii nag mu sedd ci cër yu yaatu njabootu Serigne Touba gi doy na ci rek bis bii nga xam ne da koo féetale Cheikh Abdoulahi borom der bi te loolu boo ko waxee rek yaa ngi delluwaat ci biir leer yi Serigne Touba dana tab it ci biir soxna si ñuy defal bés bi soxna jaaratullah keroog bi ko bindkat ba di tagg bokk na ci lam ko waaye tagge ko mooy doomam jiimam muy Cheikhul Khadim te kenn amu ko mu lamboo loo xam ne it kenn lamboowu ko defe naa ba muy jeexal wala ca biir way wala ko waxee ne ko biki sana wa rida wal faqri tabshiratan qad xaaza ibnuki ma lam yahwi abraar yow yaa yeyoo aw tagg yaa yeyoo bakk yow soxna jaara ndax sa doom jii di xaadimu rasul lamboo na loo xam ne gaa yu baax yi kenn amu ko ci yu baax yooyee nag la muy bari bari bu dee ci jëmmam ilay yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini yàlla jox na ma loo xam ne kenn mësu ko am kenn dutu ko am loolu feeñ na ci jëmmi boppam moom Cheikhul Khadim waaye feeñ na ci jëmmi ay mbindam feeñ ci ab liggéeyam feeñ ci ñim yar waaye feeñ ci njabootuk boppam gi koo ca tànn rek melokaan woowu lay jagleel sunu ñaari kilifa yi nekk sunu kanam muy Cheikh Mahamadul Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Mouhamadul Kiimaan moom Cheikh Abdoulahi seen ñaari way jur ya kenn ku ci nekk rek doy na ci mën nga koo tàbbal ci biir baat bii sëriñ bi wax ne yàlla jox na ko lu kenn amul ndax sëñ Abdoulahi dafa bokk ci pay yàlla yi nga xam ne yàlla sunu borom da koo séddee sëriñ Touba doy na ci tawféexam rek defe naa démb ku fàttaliku da nga tudd Ceyeen Jolof muy béréb ba nga xam ne fa la sëñ Abdoulahi feeñe jamono waaye tawféex gi mu àndaale xaside yi sëñ bi bind Ceyeen bari na yi mu yeesalaat Ceyeen it bari na ndax yeesalaat na fa yoo xam ne taalifoon na ko door a dem ci géej gi bi mu ñibbisee mu yeesalaate ko Ceyeen yaakaar naa boo demee ci dalilul xaayir bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Xaadimu Rasuul nga xam ne ci lay nettali jaar-jaar yi Sëriñ Tuubaa nettali ci tukki géej gi wax na yenn yoo xam ne sëñ bi Ceyeen la ko defee waaye defe naa xasida minal xaq xasida la goo xam ne gu ràññi ko la gu siiw sëriñ bi defe ko Ceyeen waaye lan la tombeel mooy feeñu jamono Cheikh Abdoulahi borom dër bi te Sëriñ Tuubaa waxoon ne xasida gi ku ko gis suñ borom jéggal la nga xam ne loolu rek doyoon na ci ngëneel loolu mu àndaale sëñ Abdoulahi it dafa am koo xam ne ba mu koy tagg dane shabihu cheikh sa wasfin wa jamal nee na nuru Sëriñ Tuubaa moom booy seet ku nuru Sëriñ Tuubaa nee na mooy sëñ Abdoulahi sa wasfin wa jamal nuru ko ci bind waaye nuru ko ci ab taar te defe naa loolu sëñ Moussa Ka indi na ko ci xarnu bi fu yaatu mu nekk koo xam ne it aw dox yi na ma ki jëfam wane na ko ci boroom xam-xam yu bari jël seen xalima joyal ko jëme ko Cheikh Abdoulahi àdduna fii mu toll tey bu ñu bëggoon a gën a développé gën a avancé gën a am yépp dañuy jël ku mel ni Sëñ Abdoulahi def ko modèle ci digganteem ak yàlla boroomam ndax ku ne xam na Sëñ Abdoulahi daana wax ne atiihu llaha wa atiihu rasul walakin amalu topp leen yàlla ndax moo tax ñu wàcc fi topp leen yonent bi mooy jaare leen ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam walakin amalu nag mooy na ngeen liggéey defe naa sëriñ bu mat sëriñ la ci yar ay taalibeem eggale leen ci yàlla waaye doon liggéeykat boo xam ne bokkoon na ci waxuma la nit ku ni naw ci économie wala liggéey wala nangam waaye injaazaat
yi nga xam ne réalisation yi nga xam ne sëñ Abdoulahi borom dara bi def na ko mënuloo gisaat keneen koo xam ne sax day yëngu ci àdduna am activité yu toll noonu def lu mel noonu te yàqul digganteem ak deyaale ak boromam gi mu doon deyaale ak boromam nekkoon koo xam ne waxtu wu ne day deyaale ak yàlla boromam waaye waxtu wu nekk it day wane nit ki fi muy jaar ba mën a jariñu ci àdduna mën a jariñu ci àlaxira amoon tawféex it sëriñ bi yaral ko boppam sëñ Abdoulahi amoon na tawféex yi sëñ bi daan tëju ak moom am na nettali bu siiw boo xam ne mooy juróom benn weer yu mat sëkk yoo xam ne mook sëñ bi bokk nañ benn néeg bu ñuy nekk nga xam ne da caa seetlu ne day gis jëmmi yooy yi wala yiy matte day sam jëmmi sëñ Tuubaa ji ba fees dell waaye sëñ bi du dàq du faxas benn bi sëñ Abdoulahi laaj ko na ko waaw ndax yii di matte dala du lor mu ne ko ni nga koy yëgee ni laa koy yëgee waaye bu ma wokkutoo damay yëg bànneexub xesen te Ahmadu du yëg lu may boromam nga xam ne daa jaay lépp loo xam ne mooy wokkutu jaay tàqamtiku jaay gestu jaay wëcc say loxo lépp luy bànneex sëñ Tuubaa da koo jaay moo tax yàlla jox ko lu kenn amul la mu waxal boppam ne taabat xayaati bi nabiyil muntaqa wan xaada lii maa waddahu daw tuqa yàlla wommatal na ma ci daraje yonent bi lu teeyal sama dund lu gaa yi baax yépp doon bëgg man la ko yàlla jox noonu ñu meloon it noonu la Cheikh Abdoulahi mane woon ak i bokkam wane na ko ci biir relation yoo xam ne la ko tàmbalee ci Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim ba ci Cheikh Mahamadul Mourtada foo ci xool rek da ngay xam ne nekkin wu rafet bi Sëñ Abdoulahi Mbacké borom dër bi nekkee woon mooy yaatu ak tabe ak mën a yërëm nit ñi ak di jàngal nit ñi it yoon wu ñuy jaar fi mu toll nii tey bu ne Sëñ Abdoulahi ni mu wéetale woon yàlla waaye ñi daan jàpp ne ab sëriñ daawul liggéey ñàkk a xam la ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye day wax ne ab sëriñ muy doomi soxna bu sëñcut day réer bu jàngul day taq bu liggéeyut day loof bu jaxasoog bóor yàqu loolu nag xoola tey dëkk Cheikh Abdoulahi sanc ak ni mu gàtte aw fan ci zahir waaye ni ay jëfam dese tey jii ba fu ñu tudde Cheikh Abdoulahi ñëpp xam ki mu doon nga xam ne xam-xam yu bees yi génn tey ñu jàpp ne nit ñi dañuy leen di yar ay jën ay gàncax di am fu ne Cheikh Abdoulahi daana am gan gi du wuti dara lépp luñ koy jëfal bu dee ceebu jën la lu ci aju lépp ci biir du génn daaraam du génn toolam loolu mooy liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey nekkin woowu nag mooy ñin war a delloo si waat di leen ci roy ci jamono ndax daje yi ñuy daje loolu lay jariñ xam nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma way jur Cheikh Amadou Mourtada mi damay faral di ko nettali bi mu génnee àdduna sëñ Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh xalif général Tidiane di ko martial ñi ko way ñëpp Cheikh Abdoul Ahad bari na waaye wax jooju dafa am lu mu jàpp day tagg si Abdoul Ahad ba yàgg mu ne ko ab gayta ba'daka madhan aylama al ulama yaa ajwada si turran mufradan alami fa kam faqirin ka aybin xalla saatukum wa aba yashkurukum kam wa kami shayatumu kullama qad kaana munhadima min ba'di walidikum ya safiya siyami Alaaji Abdou Aziz dana sëñ Abdoul Ahad gàcce ngalaama bàyyi nga sa ginnaaw aw tagg yow Cheikh Abdoul Ahad yaay borom jikko ju kawe ji yaay koo xam ne bari waa na ku ñàkk ñëw sab ëtt ba muy dellu sant na ak a bari lu màbboon sa ginnaaw bàyyi yaa ko tabax yow Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yaay borom jikko yu sell yi yow Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu it mooy la Sëñ Abdoulahi Jaxate waxoon mbokkam ma dana Sëñ Abdoul Ahad de boo ko bëggee xam bi wab li juudin yaxiidul mar ay sunnaha maanaa la maa raama man yabqi lahu masala waame wuy dottiku mooy lay day jooru Sëñ Abdoul Ahad day sotti ko waxtu ne waaye nee na kuy wër a adduna damay wut ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad nee na doo ko gis yumnaahu bahru nada yusraahu sayfu rada yurdil aadi wa yuxtil xibba maa amala nday jooru Sëñ Abdoul Ahad moo raw géej juy waal ngaan waaye nee na càmmoñ ba moo raw jësi soppe bu ñëw laaj jot ca waaye ab noonu neneen waaye mu am nag lu ci Sëñ Abdoul Ahad jàngale loo xam ne ku ci roy da nga mucc ci yi xew ci jamono mu ne Sëñ Abdoul Ahad yutaabiul mar daa amdin wa yasfau an di qalatin wala yubali bi la si jahila nee na lu waaye def te tay ko Sëñ Abdoul Ahad da la cay topp yutaabiul mar kon ñii taylu tey def lu leen neex te la wax mun a jéggal ma waxub sëriñ loo ko wër te wax wan ak yara di kook doxee lu la neex ñëw war a yara ngi noonu waaye soo xam si xalat ku juum nag mu baal la ndax du fayantoo waaye ku ko réere nag mu mel ni ku la xamut daan nag mooy koo xam ne aw turam daj na fu nekk fii jamono bi toll it daje yu mel nii lii Sëñ Murtala jàngale léegi loolu mooy melokaanu gën yoonu murit lii mooy yoon wi da ngay am xam-xam nëbbu ko am daraja nëbbu ko rafetu juddu nëbbu ko jënde ko lan ak taalibe ndax lu waay yor ba denc ko am na ñu ko amoon jaay ko maam Thierno borom Daaru lu mu bokk ak Serigne Touba maam Mor Diarra borom Sam lu mu bokk ak Serigne Touba Cheikh Massamba lu mu bokk ak Serigne Touba danoo jaay lañ bokk ak moom ci sëñ Mbacké Mor Anta Sali jaay lañ bokk ak moom ci maam Balla
jënde ko ak taalibe looloo waral tey seeni kër ak seeni dëkk di riir loolu mooy li Sëriñ Tuubaa def ku yemoon rek ci ne Sëriñ Tuubaa sama mbokk bañ koo jox sa bopp keneen ku jóge feneen doon keneen jox ko boppam defal ko loo ko defalut maam loo amul kon li ci Sëriñ Tuubaa lii moo koy maye ak taalibe nag du lu ñuy lijjanti du lu ñuy pexe du lu ñuy xalaat te ñu ngi influencé ndaw ñu bari ñëpp a yem du dëkk fas yi tolloowun wata yi tolloowun kër yi tolloowun loolu bala nga waroon xam ne ñëpp yemuñu tey jii sëñ Mouhamadou Mbacké mi toog na bakkan laa soxla dana ko doy la sëkk bala nga mënoon a xam loolu nag yow ma joxañ baaraam jëmee ci moom sa bos la ñuy jëkk a jël te ngor mënta weesu waggar Serigne Touba ku romb kaddu gu sëñ miiru jumaa ji daa am ñu koy raay di ko barkeeloo naan maa ngi raay Masalikul Jinaan sëñ Touba fekk ko fi Masalikul Jinaan fekke déwun bi kaddu gu sëñ Touba wéeru da ngay ñëw di ko barbar di ko màggal ngeer gu sëñ Touba wéeru ñu koy màggal guy gu sëñ Touba wéeru ñu koy màggal kun suulaale dallu sëñ Touba nga ne texe nga loolu lépp li muy baax baax derete ko gën a foor dereti Serigne Touba des koy waggar des koy wormaal gis nga deeyu gaaw yi gàtti fan yi musiba yi ñàkk yi mooy ñàkk a wormaal njabootu Serigne bi te bu ngor desee rek sëñ Touba nag léba lu nu lu tax ñu koy fay lii ci ñooñam te ku ko defal lu tax mu def la ni nga melit amul ku ngemee rek na wax ne ni ma mel baa ni sama kenn mel ni ma def sëñ Touba tax déedéet sëñ bi moo baax rek yor jikkoom ju baax yor ngoram sëñ Moussa Ka nee na day jox aji laaj di dimbalay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam jikko ju rafet jooju rek la àndeek ñëpp moom Serigne Touba ak taalibe nag daa am juróom benn yu koy yàq te dafa bari léegi sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bi murit laa waaye sëñ beeg cépp du day yàq ak taalibe bu sëñ bi noppee nga ne daa war a wax foo leen mas a gis raay buy fekk saxaar bu saxaar gi wàccee raay bi la ñuy buddi bu fekk saxaar gi wala saxaar gi la ñuy yëkkatiwaat bu fekk raay bi yow yaa ñëw na sëñ bi jébbal naa la sama bopp adduna ak àlaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi nga wàcc ko ba nag bëgg sëñ bi naan la nangam yow yi la nga waxoon yaa ko defut li nga jaayante bu doonee dëgg ci yow kenn du la wax dara kon sëñ bi daa waroon a wax ab taalibe du ko wax sëñ bi daa war a noppi ab sëñ taalibe du ko wax lépp ak sëñ bi ab taalibe du ko wax murit laa waaye ab taalibe du ko wax loolu ab taalibe sëñ Tuubaa la di mel ni ab néew gis nga Cheikh Ibrahima Fall nee na woon kër sëñ Bamba ñaari cër fi am cërub sang cërub njaam ku nungu di jaam boo wéetee di sang fi ne boo nungoo nekk murit dëggal bu fi sëñ bi nekko de ku la gis tàmbali laa siyaare jox la addiya boo bëggee dagg rang gi nag ay noonu la lay juróon nag kenn du la rang te kenn du la siyaare te kenn du la jox addiya kon lii sëriñ bi jàngale woote ko mooy murit gi buñ ko moderne buñ ko jéem a sensé sukk ak raam ak yooy ak joxe addiya ak jàng xasida ak joxe addiya ak liggéeyal sëriñ Tuubaa ak bëgg ko mooy yoon wi waaye di ko seet niñ koy gisee di ma ko déggeeg di ma ko jàppeeg danoo nekk ci 21e siècle ak jamono ji daa sensé ku ko sensé sa programme yaa koy rëccu waaye sëñ Tuubaa fa mu nekkoon lay nekk bëgg wut am wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaye sëñ bi maa ngi lay seeral ni jigéen ñi jàmbaar lañ lool waaw wax dëgg yàlla waxuma sax tey lu jiitu tey waaye saa su ne ci yoon wi foo dem da ngay fekk ni jigéen ñi takk nañ taxaw yaakaar naa bu fekkee ni dem nga ci àll bi loo sori jigéen du la nuyoo mukk loxoy kese donte ñaari dërëm wala juróomi dërëm dana ko teg sa loxo ne góor moom mën na la nuyoo loxoy kese dem faax sa toog fële loolu nag damaa déggoon ni sëñ Tuubaa sëriñ Fallu bi muy liggéey jumaa ji dafa toogoon ci buntu këram saa yu xëyee foofu lay toog di xool nee na mu seen jigéen ñi ñu topp pool yi di yëkkati di joxe mu ne jigéen ñi di sama jumaa ji ñoo ci man góor ñi waaye bu jumaa ji yeggee di lu góor ñi amati jox ko jigéen ñi waaye lu jigéen ñi am nag jox ko sëñ Tuubaa kon maa ngi leen di ndokkeel ci seen taxawaay ak seen jëf du mat sëkk mënumaa tudd ñëpp waaye bu ma tuddee soxna Gàmmu rek tudd naa ñëpp xanaa beral ci loxo ñi nga xam ne sax tudd woon na leen bis bi te teew fi ànd ak moom bis bi te yàgg ànd ak moom Fatou Mbacké ci la bokk moom Serigne Sidi ak wala réem yëpp daal soxna moom bu sa dégg naa ko fi soxna Kiné Cuuna nga nële ak soxna si Kunta def na délégation bu bari soxna Asu Kunta moom mu ne su ko fay ndax Abidjan ji kenn mënu ko fa te kenn jiituwu ko fa soxna Gàmmu Jóob waa Masaalikul Jinaan yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm te leen xam ne lii ngeen def seen bopp rek ngeen ko defal ndax ci ndigal sëñ Muntaxa lañ ko def te sëñ Muntaxa mooy jëwriñu Maam Jaara te li fi dajale lépp ci loxol sëñ Muntaxa la tegu di ñaan nag xanaa ngeen yàgg koo fekke te lépp lu ngeen ci def ren bu déwénee muy seen asaka waaw ñun daal suñuy kàddu mën naa gàtt ndax suñu kilifa lañ toogal bu fekkoonte ne ñu ne ak yéen la taalibe ak moroom ja luñ fi war a wax daañ ko war a wax waaye nag jëf sëñ Blaat nee na moo yóbbaale wax te da ngeen a jëf waxu leen da ngeen a jëf
soxna si di ku ñuy waxal ku ñuy jëfal la kon nag maa ngi sant ñëpp ci turu sëriñ bi di sant délégation bi nga xam ne ñoo bàyyee ko Côte d'Ivoire ñëw fi te Cheikh Daba jiitu ko ak ministre bee mu représenté ministre de communication mënuma leen a fay Côte d'Ivoire ak Sénégal benn réew la te ñun dañ ci am cër ngir sëñ Touba ngir Grand Bassam foo ko tuddee rek ñëpp xam ni sëñ Touba tax nga di ko wax fu turu Grand Bassam yegg rek pour sëñ Touba ko fa yeggale ba Gabon sëñ Touba fu mu jaar moo gën fu mu jaarul Guinée ngi nii bëggul di Mali Côte d'Ivoire nga ne bëggul di Burkina Faso ba Congo ba ab Gabon fu sëñ Touba jaar rek moo gën a naat fu mu jaarul kon nag murid yi fu ngeen mën a nekk na la seen xéewal fekk fa te lépp lu ngeen am la leen ci gënal jël leen ko jox sëñ Touba sëñ Abdoulaye dafa ne alal ci xol la nekk alal kenn ku ne am nga loo xam ne ci sa biir xol doo toog 30 secondes du sa xel demu ci donte ca banque ba la ne wala mu ne sa poche bi nee na foo ko amatee jël ko jox sëñ Touba fa loolee nekkoon sëñ Touba koy wut da ngay dem ba du doo bëgg dara lu may sëñ Touba te foofu la defaru murid nekk ci la sunu defar nekk tey ak ëllëg Cheikh Abdou nag maa ngi koy sant faaw ma sant ko Mbàkke ci sa tur ndax santuma ko ngir li ma ko jur waaye dama ko sant ngir li muy sa doom yow man damaa wax ni sama sëriñ la sama waajur la ndax Cheikh Ibra dafa waxoon ni liggéey sëñ Touba de ku ci yónni sa doom bu ñëwee di sa baay yàgg naa ko wax ku fa yónni sa soxna bu ñëwee sax di sa jëkkër ku fa yónni sa taale bu ñëwee di sa sëriñ gannaaw nag taxawal lu mel nii ah wax dëgg yàlla sama baay la ndax sama baay lañ ko tuddee waaye def naa ko di sëriñ nag def ko roy teef ni ma sëñ Muntaxa di wax naa damay roy ci yow maa ngi roy ci moom suñu tool yàlla saw fan gudd yàlla nga dajee sa ngërëmal maam yaa képp koo àndal ci bis bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. léegi déglu sëriñ Modou waaye bi muy ñëw sëriñ baa ngi jógee Mbàkke Bawol ab taalibeem moo faatu tey Mbàkke Bawol nag sori na waaye ndigal li sëriñ Modou Habib jot mu jëme ci moom moo tax mu ñëw bi muy ñëw ànd naa ki daayira ànd liggéeyal Daaru Rahman sëñ Modou Sakho jiitu ko ak sëñ Bada ak daayira ma Fatixul Jinaan ñoom it sëñ Saliou Kanji ak daayira cité enseignant ak daayira si Cabri Yudis ak mboolem daayira yi aju ci sëñ Modou Kéemaan ak sëriñ Saliou Sey mi ma tudd léegi mooy jëwriñu sëriñ bi fii ci Ndakaaru doon ku yàlla baax waaye soxna May bintu Cheikh Moustapha mu sëriñ Bassirou moom Xaadim Rasul yónnee na délégation jox nan ma. asalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokki jullit di fi teew yëpp di nuyu mbokki taalibe yi ci turu sëriñ Mouhamadul Habib bi nga xam ne mooy xalifa bu Cheikh Abdoulahi borom dën moo ñu fi yebal wax ne bu doon sago moom ci boppam mooy ñëw teewal fii ndax fonk gum fonk bis bi ak cofeel goo xam ne amel nañ ci sëriñ Mouhamadul Mourtala mii nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokkoon daara kër Cheikh Souhaïbou Mbacké te daara jooju la ñu fa yóbboon woy juram la waaw Cheikh Abdoul Ahad ñun ñii kenn ku ne moo ñëw Daara Rahman jël si la fa yóbbu la kër Cheikh Souhaïbou Mbacké bi ñu jàngee ba noppee itam ci moom lañ delluwaat mu delluwaat ñu Daara Rahman kon Cheikh Abdoul Ahad ñun cër bi ñu am ci moom mooy Cheikh Abdoulahi fa mu war na taxaw si ñun moom moo fa taxawoon taxawaay boobu kon nag bis bu mel nii bu amee muy bisub Cheikh Mamadou Mourtada ak Cheikh Abdoul Ahad Male mu tombe ci Cheikh Abdoulahi ñu tudde ko te bis bi ñu ko tuddee bis bu am fàttaliku Cheikh Abdoulahi kon daanaka man jëru woon sax ma ci jël kàddu ndax Cheikh Mamadou Mourtada bu waxee rek mel na ni wax naa mel na ni Cheikh Mamadou Habib wax na mel na ni Cheikh Mamadou Mountakha wax na mel na ni njabootu Cheikh Serigne Touba gépp wax na ndax mate na ko ci lépp waaye nag comme dañ ñoo yónni
ki ñu yónni muy Cheikh Mamadou Habib nee ñu na ngeen ñu santal mbooloo mi santal ñu Cheikh Mamadou Mourtada mii ak Cheikh Abdoul Ahad ci doomam bis bii nga xamante ne bii tudd nañ ko Cheikh Abdoulahi ñu xam ne bis bu rëy ci ñun la buñ sañoon tey jii njaboot Cheikh Abdoulahi gépp ñoo fi teew kon nag soññ bi moom Cheikh Mamadou Mourtada def na ko ba noppi xanaa dañ cee mën woon a ñàkk rek barkeelu ak jotli kàddu ki ñu yónni waaye bu dee lépp luñ ci war na wax moom wax na ko bu dee taalibe gi nekk ñun ñëpp wane nañ ko wane na ko ndax lii way juram ñun Cheikh Abdoul Ahad dañu daan ñëw ci moom bu ñu ñëwee nii lañ koy fekk mu toog ci suuf nga xam ne yow boo ñëwee sax doo xam fan nga war a toog ndax fa nga war a toog moom moo fay toog muy Cheikh Abdoul Ahad te boobu moom moo nekk Serigne Touba kon nag ak taalibe yaakaar naa ñun buñ ko daan jàng daaw ñu weesu suñu waajur yi waaw Cheikh Abdoul Ahad kenn la woon ñun ñëpp di njabootu Serigne Touba kenn ku ne am na loo seqoon ak moom mu matan Serigne Touba lool ñu koy ñaanal di ñaanal njabootam gi mu fi bàyyi di ñaanal mbokk taalibe yi fi teew yëpp di leen xamal ne bis bi bis bu màgg la waaw ndax li ko tax a màgg mooy ñaar ñi ko seq ak ñoom ñaar lañ seqoon ndax boo nee Cheikh Abdoulahi Cheikh Abdoul Ahad moo toppoon si moom kon nag ñoom ñaar kenn lañ woon te ñun ñi xam nañ ci lu wér a wér a wér waaw ndax dañ koo dund ak ñoom kon nag sëriñ bi sëriñ Modou Habib nee na mi ngi lay sant bu baax njabootu Cheikh Abdoulahi gépp ñu ngi lay sant njaboot Serigne Touba gépp tam ñu ngi lay sant ndax sa taxawaay ba nga taxaw fële ci réew mële Côte d'Ivoire yaakaar naa ñii toog fii màndarga lañ ci loola man mii fekk naa la fa gis naa liggéey bu rafet ba nga fay liggéeyal Serigne Touba kon nag loolu njaboot Serigne Touba gépp amee nañ la ci ak cant te ñëpp ngi lay sant bu baax di la ñaanal la nga fa naal ci liggéeyal Serigne bi yàlla na ko Serigne Touba mottalil ñi fi teew ñëpp itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla itte ju fi nit am yàlla na ko Serigne Touba saafara ci barke bis bu tedd bii nga xamante ni bi moo ñu fi dajale asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant mbooleem daayira soxna jaare yi nga xam ne ñoo fi nekk Serigne Mouhamadou Habib nee na mi ngi leen di sant ñun tam ñu ngi leen di sant bu baax di gis seen taxawaay baax ndax ci suba ba léegi jëf ji ngeen fi jëf yëpp ñëpp a ngi koy dégg di ko rafetlu kon yéen itam ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. léegi nag ñu ñëpp ñu maase ñu tàllal